jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mi bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net. ki nga xam ne mooy imam Mame Mactar Gueye. mbokk journaliste yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp itam di jéggalu ci naaje woote bi ak ci xat-xat bi di leen di gërëm ci patience bi ngeen am di nuyu itam mbooleem ñi nga xam ne ñoo ànd fii ak man te ñu bokk ci front multilutte Doyna. lu ñu mébétoon sax moo nekkoon ku nekk ci membre Doyna yi fi nekk jël kàddu présenté jafe-jafe yi nga xam ne moom lay jànkonteel waaye comme waxtu bi xoj nañu 11h la ñu woote woon midi jot na te xam nañ ne yéen taskatu xibaar yi da ngeen am yeneen programme xëy na dama leen di ñaan jéggalu auprès de samay mbokk front multilutte Doyna man ma waxal ñëpp di ci jéggalu di am yaakaar di leen di gërëm ci seen esprit de compréhension daanaka suñu nijaay suñu mag suñu doyen suñu mbokk ci français camarade. parce que maa ngi fàttali ne yaayu soxna si Marie-Thérèse Sagna la tudd. bu baax a baax di nuyu itam bu baax a baax. sa jarbaat. sama jarbaat mi nga xam ne moo nekk ci biir di leen di gërëm ci dalal bi nga xam ne dalal ngeen ñu dama doon wax ne suñu mag suñu nijaay suñu mbokk suñu camarade suñu doyen Mame Mactar daanaka mënoon nañ ko bàyyeek micro bi journée bi yëpp semaine bi yëpp defe naa Hampâté Bâ moo doon wax en Afrique quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui brûle yàlla na yéex loolu Mame Mactar waaye defe naa ne que li mu yore micro bi ak léegi personne ne s'est ennuyé il a fait étalage de sa vaste culture générale man en tout cas j'ai énormément appris foog naa ne du man rek donc moom rek mënoon nañ ko bàyyil micro bi muy wax et personne ne se lasserait ndax li mu wax benn xam-xam la ñaar expérience la Mame Mactar yow ak mbooleem membre Jamra yàlla na yàlla dëgëral taxawaay bi yàlla na yàlla guddal fan yi mu ànd ak wér defe naa jamono yi ñu toll wér gu yaram moo jare ñaan buñ ko amee rek la ca des daanaka yomb naa négocier yàlla na yàlla dëgëral taxawaay bi Mame Mactar yàlla na yàlla dëgëral taxawaay bi imam Massamba ak yéen ñëpp membre Jamra. Je dois avouer que je suis très ému parce que nag lii waxante wuñu ko woon lii sooraale wuñ ko woon à la limite séance de travail moo ñu fi indi woon mais séance de travail boo xam ne comme Jamra dafa gëm transparence ñun front multilutte Doyna ñu gëm transparence ñu ne kenn du ko nëbb dañ koy wax Sénégal yépp gis ko àddina bi yépp gis ko ñu ne ko fàng lii moo ñu fi indi woon lii moo doon suñuy tànk moo tax je suis très ému parce que du lii la ñu njortoon ne dinañ ko fi fekk ñu leen di gërëm di leen di sant ci wax yu rafet yi ngeen fi wax ci jëf ju rafet ji nga xam ne jëf ngeen ko ci itam encouragement dama jàpp ne cadeau bi encouragement la daanaka sas la encouragement à bien faire encouragement à mieux faire encouragement wëyal taxawaay bi nga xam ne mooy taxawaay bi ngeen am mooy taxawaay bi ñu am jërëjëf ci cadeau bi maa ngi gërëm di sant mboolem membre Jamra yi nga xam ne am nañ gis-gisu jox ma cadeau bu yanj bii nga xam ne incha allah dina am place bu am solo fi nga xam ne foofu laa dëkk jërë ngeen jëf. jërëjëf imam Mactar imam Mactar
bi ngay tontu sama baay Lebu googu dafa am li nga fàtte xam naa sax wax nga ko waaye dafa am li nga fàtte wax fii li ñu bokk itam mooy xeex islamophobie xeex racisme anti-musulman mooy xeex ngir ñi bëgg a gàkkal deru l'islam ñi bëgg a gàkkal deru yonent yàlla Mohammed jàmm ak mucc ci moom ñu def face ak ñoom xamal leen ne diine joo xam ne jàmm lay nuyoo ndaxte salaam mooy jàmm lay nuyoo diine googu moom ak ñi nga xam ne ñoo ko incarné bëgg leen présenté comme ay samba boy ay defkatu lu ñaaw ay terroriste ñooñu tooñu ñu rekk ñi nga xam ne ñoo nekk ci diine googu àddina si yépp lañu tooñ kuy jullit ak kudul jullit kuy musulman ak kudul musulman xeex boobu Imam Mactar dama ko bëgg a waxaat fii ba mu leer naññ dinañ si ànd ak yéen ba mu saf sàpp loolu itam bokk nañ ko daanaka buñ fi doon lim li ñu bokk daanaka duñ fi jóge moo tax ñu ngi gërëmaat Jamra Latif yàlla na ko yàlla yërëm fu mu nekk Imam Massamba ak yeneen membre yi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñi bëggoon ñëw te mënuñu ñëw ñu leen di gërëm ndaxte tey naam sax man ku ma laaj lan laa doon dama naan le révolutionnaire anti-impérialiste panafricain mais ñu bëri ñu ngi may woowee activiste amul problème mais tey jii nii bu fekkee ñun dañuy woowee activiste mais bi yóbboo ñu wax ne activisme Sénégal xanaa ci Jamra la juddoo xanaa le premier activiste au Sénégal mooy Imam Mactar Gueye mooy ñoom Imam Massamba ndaxte ñoo bokk lu ñuy def te ñoom ñoo ñu ko njëkk def ñoom ak ñeneen. février 83. donc loolu bëggoon naa ko tamit feeñal fësal ngir jaajëfal ngir gërëm ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Jamra di wax ne li ñu boole mooy complémentarité et solidarité ñuy xeex ci fànn bii ñun ñuy xeex ci fànn bële. fi nga xam ne mënuñu fa nekk ñoom ñu nekkal ñu fa ñoom waa Jamra fi nga xam ne ñoom mënuñu fa nekk ñun ñu nekkal leen fa ñoom waa Jamra li ñu boole moo di itam ci yenn dossiers yi ñuy daal di daje waaw sàmm jikko yi ñun dañ ciy gis suñu bopp. moo tax d'ailleurs bi Emmanuel Macron di ñëw Dakar ñun ñuy marche ci franc CFA sàmm jikko yi ñëw ne ah ñoom dañuy marche ndaxte kat jamono jooju ñu ngi doon waxu jikko yi ñu ne nañu ànd. def marche ensemble ñun pour souveraineté économique waaye itam ñun pour sàmm jikko yi ndaxte bëgguñu ñuy góor jigéenal Afrique bëgguñu ñuy góor jigéenal Sénégal maanaam ñu ji fi dëgëral fi li nga xam ne moom mooy homosexualité lesbianisme ak ñoom seen ndaxte loolu itam nooteel la nooteel du rek ci wàllu koom du rek ci wàllu jënd ak jaay du rek ci wàllu koppar du rek ci wàllu présence militaire yooyu yëpp ci la bokk du rek ci wàllu làkk bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo muy làkk français nga xam ne dès le berceau dañuy def ay tubaab yu ndaw waaye nooteel itam c'est sur le plan culturel et religieux mbiru góor jigéen d'accord dafa bokk ci noot ñu ci ñoo xam ne dañuy wax ne ñoom dañuy encourager diversité mais en réalité dañuy rey diversité ndaxte diine gi ci diversité la bokk mooy bopp bi mooy genn bi donc yooyu yëpp la ñu bokk moo tax ñu am mbégte loolu nekk fii tey Imam Mactar ak yéen ñëpp waa Jamra suñu tànk tey mooy tànk ñëw wax leen ne bés ni ki tey dañoo bugg a gën a dooleel ànd bi gën ko rataxal ngir xeex nooteel ngir xeex injustice ngir dossier yi ñu bokk ak yi ñu bokkugul ñu mën see waxtaan ñu mën see ànd def say boo xam ne yéen seen liggéey day daal di gën a yomb ñun suñu liggéey daal di gën a yomb ndaxte kat wolof Njaay moo ko wax li kenn mën ñaara ko dàq dañoo bëgg bés ni ki tey ñuy gën di ñaaroo ñuy gën di pencoo ñuy xàccandoo di dóorandoo ci li nga xam ne moom la ñu bokk dossier Senelec bi nag
gën na accélérer gën na rataxal suñu diggante front multilutte doy na nag ñu ngi ko créé mois de juin 2020 li tax ñu créé ko mooy ni mu amee ay collectif yuy ñëw di seet si Jamra noonu la amee ay collectif di ñëw di seet si FRAPP ñaar ñett juróom fukk ñaar fukk ñu ne waaw mbir mi nag toll na foo xam ne mënatuñu di gérer dossiers yi individuellement faw nag sénégalais yi ñu xamal leen ne li kenn mën ñaar ko dàq foog ñu ji ci xelu sénégalais yi solidarité. C'est pas parce que man liggéeyuma Senelec aw ma doomu Senelec que mbiru Senelec ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas parce que man dëkkuma mbuurkat aw ma mbokk bu dëkk mbuurkat ñu toj seen kër que man ça ne m'intéresse pas. Solidarité nag mooy yow mii Senelec ñuy noot àndal ak waa ABS ñu ñuy noot ngeen def benn say loolu moo indi ñu taxawal front multilutte doy na. doy na ngir wax doy na contre les spoliations foncières. doy na contre les recrutements clientélistes doy na contre les démolitions de maisons doy na contre les violations des droits les plus élémentaires des travailleurs doy na contre étudiants yi nga xam ne bacheliers yi nga xam ne dañuy am bac te mënuñu am orientation waaye doy na itam contre li nga xam ne moom mooy l'accaparement des forages de suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci kaw gi doy na contre ñàkkum infrastructure yi nga xam ne yenn ci suñu collectif yi ñu ngi koy xeex Imam Mactar dossier Senelec bi moo ñu boole ñuy profité ci occasion bi di wax ne suñu collaboration ak waa Jamra ci dossier ex-contractuel Senelec yi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax fu ñu toog tudd nañ Jamra tudd nañ taxawaayam ci dossier bi et que sax ñooñu jiitu ci dossier bi ñun dañoo ñëw fekk si ñu rafetlu liggéey bu am solo bi nga xam ne def ngeen ko balaa ñoo ñëw ñi invité tamit toutes les organisations li Jamra di def nañ ko def nañu ñëw dooleel say bi dooleel xare bi di rafetlu taxawaay bi fàttali nga li nga xam ne moo ci jot a am ba 15 yi nga xam ne moom lañ ci mujjee am ak ñàkkum sàmm protocole d'accord bi nga xam ne moom la Senelec signante woon ak yéen le 10 bii nag le 10 février bii nag ah ñun nag bu ñu sañoon du am le 10 février bii dinañ mobiliser wu dem Senelec dëgg la nag waxoon nañ ko ñu ngi koy waxaat coronavirus am na mais corona ñàkkum salaire am na corona clientélisme am na corona népotisme am na te xëy na corona népotisme sax li muy daal di rey li muy daal di faat li muy daal di sonal moo gën a métti corona xëy na virus donc le 10 bi yóbboo président de la République bi yóbboo ministre de l'énergie bi yóbboo directeur Senelec ñu xam ne le 10 février bi ñun dinañ dem buntu Senelec ngir naxarlu recrutement clientéliste yi nga xam ne maintenant c'est un secret de polichinelle Jamra da ko doon wax ex-contractuel yi di ko wax faf mu mel ni dañuy jëfur PCA bi ñëw yokk ci beneen couche ñun nag li ñuy xeex ànd seeg Jamra moo di ne Senelec Dakar Dem Dikk ak yeneen sociétés yi sénégalais yi ñoo ko moom donc na ci sénégalais yëpp gis seen bopp politiciens yi moomuñu ko donc buñ ko jëfandikoo di waajal ay élections locales di waajal ay élections législatives di waajal ay troisième mandat nañ ko jëfandikoo te sénégalais yëpp gis ci seen bopp rawatina nag li nga xam ne moom mooy ñi nga xam ne ñoo ci nekkoon am ci expérience balaa ngaa dem uti feneen na nga jël ex-contractuel yooyu. Imam Mactar bëri nañ ay collectifs yi nekk ci biir doy na yoo xam ne recrutement clientéliste la ñuy xeex Senelec ci lañ bokk les animateurs culturels ci lañ bokk nga am bac def concours dugg école nationale des arts def examen d'état am diplôme d'état waaw ministère de la culture état du Sénégal toog di seetaan waaw yenn saa yi mu am recrutement yoo xam ne wax dëgg yàlla gisuñu ci suñu bopp waaye itam am na les préparateurs en pharmacie
ñoom itam di dund la même chose que waa Sénélec di dund la même chose que les animateurs culturels muy kon ay collectifs yu bëri yu nekk ci biir Doyna yiy xeex les recrutements clientélistes mun nañ ci dolli waa INSEPS ñu génn mënuñu leen jël te biñ leen dugalee ci formation bi dañ leen waxal ne bu ngeen génnee du ngeen taxaw waaye itam ñi génn ci école Djibelor agent des eaux et forêts agent des eaux et forêts doyul ci Sénégal ñoom itam ñu organiser benn genre de concours boo xam ne concours tappale la ñuy interpeller waat monsieur le ministre Abdou Karim Sall pour xamal ko ne agent des eaux et forêts yooyu fanaan nañu juróom-ñetti fan buntu ministère de l'environnement kenn faale mu leen donc muy benn point recrutement clientéliste ñaareel bi muy mburkat toj nañ ko mais avant mburkat gàddaay mu ngi fi 245 maisons et fondations ñu toj ko ba léegi amaguñu accord ba léegi amaguñu satisfaction 1476 1796 maisons fondations et terrains Tivaouane Peulh mun nga ci dolli waa Kunun waa Ñaxirat ñooñu ñëpp démolition de maison Imam Mactar bi ñu nekkee xale amoon na film boo xam ne titre bi moo nekkoon Demolition Man waaye Imam Mactar dafa mel ni suñu président de la République sous son règne Demolition Man la ñu ngi koy xaar pour mu créer ay maison mu jox ay caabi kër sénégalais yi di góorgóorlu 10 ans 20 ans di dajale seeni koppar ñu jox leen autorisation de concours de construire ñu tabax après ñu ñëw toj seen kër xam nga dafa am une mafia foncière dans ce pays-là dafa am un gangstérisme foncier dans ce pays-là dafa am un banditisme foncier dans ce pays-là et président de la République Macky Sall waru ko seetaan président de la République warutu ko seetaan ndax coronavirus moo gën a dangereux nga tabax sa kër 10 millions 15 millions 20 millions nga dajale ko toute ta vie durant ñu ñëw màbbal kër gi ndeysaan waa Tivaouane Peulh ñoom mu doon expliqué ne ma dafa am ay xale yoo xam ne dañoo demoon jàngi ñibbi si seen kër ñu naan papa ana suñu kër yaay booy ana suñu kër mais bii traumatisme moo tax nag yenn saay nous sommes en droit de nous poser la question de savoir mais ñii est-ce qu'ils ont du cœur ñii ndax am nañ xol ndaxte balaa ngaa toj war nga xoolaat ndax loolu mooy dernière solution ba pare yenn saay duñu sax def sommation yenn saay dañuy ñëw tey ne la suba dañuy toj fan ngay amee jot pour dajale say bagages ba ci kawoon extension ñu ngi nekkoon Kaolack daje nañ ak waa kawoon extension daje nañ ak waa Koutal spoliation foncière bi dafa métti Médina Wandifa Kiña Buur Guéréo bala bugg ca Ngéyeen Kër Moussa imam ñi may lim nii ñëpp ñaagis ak ñoom seen ñooñu ñëpp ils sont membres du Front Multilutte Doyna c'est pas que dañuy toog ci rajo yi ak ci télé yi di dégg di lim déedéet ñi may lim nii ñëpp ci Doyna la ñu bokk donc Déni Géej Sud wax naa waa Ñaxirat ak ñoom seen Boseya ca Fuuta foofu itam ñeenti mairie juróomi mairie signante ak ay investisseurs italiens contrat bu am xaalis bu takku ñu ne waaw lan mooy garantie bi est-ce que garantie bi du suñu suuf dégg nañ ñun itam li xew fële ca ñicc on parle de 20 000 hectares xaw ma pour Franck Timis xaw ma pour Franck Takkusaan xamatuñu lu ñu koy woowee. donc spoliation foncière bi métti na bëri na te bëgg nañ président de la République collectif yii ñu mun leen recevoir ñu mun xool naka la ñuy amee accord ak ñoom ngir nooteel bi nga xam ne teg nañ leen ko ñu jëlee ko fa te Imam Mactar dafa am lu am solo li nga fàttali bëri na ay jafe-jafe yi am ci àddina bi
injustice sociale lii moo ko waral jafe-jafe bi am Casamance bokk na ci jafe-jafe suuf moo ko jur waaw naka ngay xamee loolu bu dee jàng nga histoire bu dee xam nga histoire ngay foowee suufu askanu Sénégal naka ngay xamee ni suuf bokk na ci li taal Casamance ba pare ngay toog di seetaan di toj këru jàmbur yi di jël suufu jàmbur yi Imam Mactar spoliation foncière kon ak démolition de maison bari nañ ay collectifs yoo xam ne ñu ngi fii ci Front Multitude doy na suñu tànk fii nag tànk dox mbokk la tànk rataxal diggante la waaye tànk gën a yëgoo gën a xàccandoo gën a dóorandoo au service de ces causes là. Jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jàmm ji info point net.